loolu xam naa ne sa mu ngi bëgg a tàng kon suñu mujjeelu point bi laata ñu dellu si waat ci manifestation ba nga xam ne bu rëy la nan ngeen koy wooye nit ñi ma tënk li nga fi yotu joxe comme preuve wax nga kan mooy Mahdi wax nga lan yan qualité le Mahdi andiwale wax nga lan mooy rôle Mahdi ak ban situation sociale moo amoon wax nga itam lan moo nekkoon position borom xam yi ak fuqaaho yi ci ñëwam léegi li may laaj moo di yàlla def ne ñi ma yónni yëpp jox na la ay preuve ay signes tangibles moom lan la ko yàlla jox tubaarkalla question boobu sawar naa ko trop ndax lu ma naroon wax la nga fàttali ma ko ndax yàlla dafa dogal yonent yàlla bu ko yónnee ba pare dafa am lu mu koy daarlaale muy mu'jiza bokkut ak kiraama kiraamatul awliyaay mu'jizaatu rasul la kaana baynahuma ka samsi wa nujum xam nga wàllu yu bu defee lu nit jéem ñi ma ñul wax ne ku mën naka def xalaatu ko parce que li yàlla maye amul limite mais yonent bu defee ba pare danaan ku mën na def bàyyi laay gis nga bi mu randalee géej bi ko yàlla joxe mu randalee géej dane maa ngi nii di dund ne jamono kenn du ko fi def sama kanam bu ma fi jógee dem àllaaxira ba kër nit ñi di ma fa fekk kenn du ko fi def te bi mu fi jógee ba léegi waxuma la paan bu nit randal waaye ak dex sax nit puusagu ko fi kon mu mel ni loolu mu'jiza la boo xamante ne bi yàlla daf ko jox te du mu'jiza boo xamante ne parce que am na mu'jiza yoo xamante ni bi jamono kiiwee mu'jiza yi par exemple sallallahu alayhi wa sallam moo xar weer wi mais teguñ ci bët gëm nañ ko moo doxloo garab ga mais géej gi sëy naa limaamu randaloon ba léegi boo demee xam ne bàyyi laay moo randal gi ba noppi randal géej gi ba pare dëkk fa géej gi randal mu wóor na ni géej gi du dellu si moo tax man toujours buñ ma laajee kéemaanu Seydina Muhammad oustaz duma indi ay moo doxloo garab ga wala moo xarweer xam nga lan mooy kéemaanu Seydina Muhammad ci sama côté nit koo gis ci àdduna benn uslub la am benn façon waxin la am boo ko changé rek boo moytu sax nit ñi xeeb la ku toll ni Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam jàngul benn ñaar am ñetti façon waxin uslubu Qur'an bi bokkul ak uslubu ahadisul qudsi bokkul ak uslubu ahadisul nabawi ci ku jàngul oustaz yor ñetti uslub yu oote Seydina Limaamu même chose gis nga bi mu nekkee fii moo xam pël nga wala séeréer ku ñëw mu communiquer ak yow amuloon interprète loolu kéemaan na ci Seydina Limaamu ku ñëw ak foo mën a jóge mu communiquer ak yow Seydina Muhammad même chose ñetti uslub yu bokkul ci kenn nit koo xam ne nee nañ jàngul ba tax na loolu jàpp naa ne ay signe la yoo xamante ne fay na ci jamono Mahdi kon Seyid Issa Laye yéen a ngi dëgmal ci anniversaire bi muy téeméeri atu Seydina Limaamu bi mu amee téeméeri léegi lan ngay wax ak mbokk yi waaw man am ci timit lu ma tuddoon ma bëggoon ko mu leeralal ma ko lenn li nag man maa sukkandiku ci moom lenn lu mu wax ci exposé am ma am benn contribution bu ma ci def waaw dama bëgg ginnaaw génn àdduna Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ci la ñu toll nii di koy fàttaliku te ñu toll ci téeméeri at yi kuutaayam mooy Seydina Issa Rouhou Laye di taawam tuddoon nga ko moo ko jullee ci jàmmalaay ba mu ko jullee ba ñëw naka la def ak mbooloo ma lu mu leen wax te nga fàttali ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax dangaa wax ci sa njaal benn wax ne Mohamed nee na maay Mahdi te Mahdi moom bi mu ñëwee dana maay Mohamed mi ne la woon yeewu na démb nag Mohamed bu mu génnee àdduna ginnaaw feebar tëraay ba ñaati fan la tëddoon démb ba bañ ko robee Ababacar jullee ka lu mu wax nit ñi ñaari kàddu yooyu bëgg naa nga fàttali ko waaye bala nga ciy ñëw nag damaa gis bi nga ñëwee mu ne dafa yor benn bale bu mu doon balee àdduna lim fi nekk ko fekkoon ci jeng ak njubadi ci kaw suuf
loolu nag man li nga xam ne moom laa ci retenir mooy dafa gane àddina ci waxtu wi nga wax ci gàddaay gi junni ñaari téeméer juróom-benn fukk ak benn muy 1261 mu méngoog ci atum tubaab daanaka 1843 ñi ne 44 waaye ma gis ne kon moom bi nga xam ne bii gane na àdduna rek 1848 daal di ñëw maanaam ñeenti atu après mu gane àdduna wala juróom ñu ngi bokkoon ci colonie française ñu abolir l'esclavage kon bi mu ne damay ñëw pour ngir dog buumu jaam kon bi mu ñëwee France ak ay colonies dañoo dog seen buumu jaam muy 1848 ci bi mu ganee àdduna waaye ñu gisit ci wooteem boobu mu woote te nga jaar ci sànq ci benn pano baraxlu ñu naan 1883 la ñi ne 1884 ixtilaaf la waaye amul solo waaye bi mu wootee 1883 wala 1884 1884 ci boppam ci la ñu woote ndaje ca Berlin. statue de la liberté bi am États-Unis tamit 1884 lañ ko samp jamono boobu ci lañ abolir l'esclavage partout ci àdduna bi ne kenn sañatu ko def. yonent bi moo ko waxoon moo ne woon bu ñëwee il faut mandu day dellu kaw suuf ak mu jug. bon kay mu mel ni kon injustice bi fi amoon ba lu waaye jot jënd jaam ak def lu la neex ak jaay jaam moom bi mu ñëwee rek ba feeñ ci kaw suuf rek amagu fi sax juróomi at. loola deñ ci colonie française te ci la Sénégal bokkoon waaye ba mu taxawee ba àpp bi jotee ba mu wootee ci lañ ko dindi nag ci àdduna bi yépp booba ba tey ji l'esclavage dafay jóg fu mu fi ne fu ne ñu ngi koy combattre kon mel na ni ci dafay dindi ci suuf tooñ ak jeng mën nañ cee jàpp loolu parce que xam nga Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam dafa bari lu mu doon wax te léeg-léeg nit ñi duñ ko mën a interpréter parce que bàyyi laay ba mu naan Carpe mooy mujj doon nit ku weex kuy jiite fii nit ñu ñuul ñi te effectivement Carpe bi mu fi jógee amatul keneen ku fi ñëw bàyyi laay ba mu ko waxee yàgg na bon tëm ba mu naan penku dina ñëw sawu sew dina ñëw njamee ñëpp dinañ daje fii xam nga am na ñu bari dañ yaakaar ne waa Màkka dañuy bàyyi Màkka ñëw Sénégal arabe yi dañuy bàyyi fi ñu dëkk ñëw fi bàyyi lay jubluwu ci woon loolu suñu indépendance la doon wax bésu indépendance bi yàlla dogal nag fii ci Ndakaaru la amee fa la ñëpp a daje mooy penku ñëw nañu Ndakaaru sawu ñëw Ndakaaru ñëpp daje fii ci Ndakaaru fii ci bàyyi laay ootee loolu la bàyyi lay doon junj pas nit ñi dañuy bàyyi fii mooy moom la bàyyi laay na saw la ñuy wax mais soowoo bi la fii mooy soowoo bi bon ba tax na li nga wax ci ñaari question yi waaw Seydina Babacar waaw xam nga bi yonent bi génnee àdduna parce que xam nga génn àdduna Seydina Muhammad dafa bittoon saxaaba yi waaw ba Umar dafa xawoon déréglé ba Ababacar moo ko delloosi parce que Ababacar moo ci gënoon woyof xol mais moo ci gënoon posé ci saxaaba yi boo seetloo bi mu tolloo ci sukuraat moom Ababacar bon pour bañ a guddal xam nga moom bi mu dencee Seydina Muhammad daf ko ne téye nga sa dund téye nga ci bi ngay dem ku daan jaamu Seydina Muhammad waaw ku doon jaamu Seydina Muhammad Seydina Muhammad dem na mais ku doon jaamu yàlla mu ngi fi du fi jóg Seydina Isa itam keroog bi nga xamante parce que Seydina Isa bi bàyyam di génn àdduna boobu mu ngi ngaa xam boo téye nañ fi Seydina Limaamu ñetti fan ñu toog mu ñëw jullee ko ba noppi nekk ku doon jaamu sama baay dem na comme ñi ko fi jiitu nañ daan demee waaye nag ku doon jaamu yàlla nag yàllaa ngi fi du fi jóg keroog Seydina Isa loolu la wax mais dama lay xamal posé Ababacar gis nga bi mu nekkee ci sukuraat moom yëg na ne day dem Aïcha ñëw ne ko waa papa téemaa au docteur yi xam nga lu mu ko tontu dana ko wax naa ak sama docteur léegi mu ne ko lu mu la wax mu ne ko nee na ma inni faalun li ma uridu ndeke boroomam lay junj Aïcha door a xam ne Ababacar a ngi fobu papaam mu ne ko waa papa kon boo fi jógee boo génnee àdduna Aïcha doomu Ababacar la mu ne ko waa boo fi jógee lan lañ lay robe te ma laa jëndal mbuba mu bees mu ne ko déedéet mbuba mii mu ne ko mbuba mi xottaku na di mu ne ko mais sol naa ko julli ci ginnaaw Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne ko téemaa ut lu yees mu ne ko lu bees kuy dund moo ko gën a yeyoo kuy dee
ci la Aïcha door a xam ne Ababacar fabu na dañu posé woon dañu doonoon nit ñoo xamante ne ñi bu kii nooyee kële dëkkër mais keroog bi Seydina Muhammad génne àdduna tubarkalla ñoom ñëpp dañu yëngu mais Ababacar ànd ak sagom parce que moo fi war a nekk. Dernière question moo di bi nga defee tour d'horizon yëpp. tour d'horizon ci waxtaan wi. nan ngay méngalee jamonoy Mahdi selon sa exposé. ak situation actuellement ci Al Mahdi. waaw. monsieur synthèse. waaw li may ndax la mu doon tere ba tey. mu ngi koy wéy. wala bu mu fi jógee am na changement. waaw xam nga oustaz gis nga dëkk boo gis dina am ab sën. te Seydina Limaamu li nga xam ne moom la rëdd waxuma la waa këram mais àdduna yëpp buñ ci tegoon tànk benn jafe-jafe duñ ko am waaye nag fi mu ne jamono dafa toll foo xamante ne ñetti yara am da ngay yar sa kër télé bi yar mbedd mi yar mais Seydina Limaamu fa mu tegoon nit ñi ba léegi am nañu fa nekk du ma ne ñépp nag parce que jamono bi damay wax ne ñi war a faj a feebar mooy maanaam ñi war a wax nit ñi dëgg ñoom ci seen bopp dëgguwuñu parce que nit ki bala nga kaa faj day fekk nga gën kaa wér mais loolu yàqul ci mission Mahdi yu dara parce que ña baaxoon a ngi baax ba léegi la mu waxoon tey la gën a doon dëgg la mu tere woon tey la ko gën a tere ku def xayrul ku deful ëllëg boo taseeg sa borom nga xam ne nag lii nga taseeg sa borom parce que Seydina Limaamu am na mag ñu mu jamonoonteel mais loolu laay tëjee ñu bari dañu yaakaar ne Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam dafa am mag ñu ko fi jiitu Baye Laye moo fi jiitu Baye Laye ñëw na fi ba am juróomi at Seydi Alxaaji Malik door a yëngatu bi mu amee yeneen juróomi at sama maam Xaadimu Rasul door a yëngu mais ku ci ne da nga seedal Seydina Limaamu seeda bu leer Seydi Alxaaji Malik amoon na mag moo xamante ne mag mu sopp laa koy tudde jóge Yoof dem di ko yóbbul waxi Seydina Limaamu nakaan day moom nii la mel ak ne lee xam nga lu ko Seydi Alxaaji Malik tontu da nekk ndax ku xurfaan mën naa weddi xet ak lat kaloñ ak jàmbur xam nga ku xurfaan dara du la xeeñ moom pour moom ku àggul ci marta ba xam Seydina Limaamu mooy kan da nga xurfaan mu ne ku xurfaan doo weddi xet ak lat kaloñ ak jàmbur Xaadimul Moustapha ki demoon naka saw ba de la fay xurxuri maa ngi leen fekk ñuy jàpp ba seeni oom te ñoo fay mujj julli te ki ma lay wax nii ay sëtam a ngi dund mu nekk ñooñu de bu ñëpp meloon ni ñoom sawar a gent ba noppi na ñooñu ku leen mujj julli ku leen mujj julli amoo julli ndax ab sàmm day jiital la Sëñ Tuubaa ko wax mag mi nittali loolu ay sëtam ñu ngi dund nga xam ne kon Seydina Limaamu déggoo woon na ak mag ñi te mag ñi tam joxoon nañ ko bopp moo waral Libaas Ñaŋ xamoon na ne loolu dina am commencement bi mais fin bi dina toxu moo waral mu ne yeetee too ñu yeewu xanaa ber sa saawa sa ñoñ nang ñi faawa ba réer ci lëndëm loolu mooy sama kon mbokk yi bu ñu bokk déglu exposé sunu gan yi te di xam ni Yoff la ñu jógee ci di préparer anniversaire u Al Mahdi ci téeméeru at yi mu am ci biir suuf dégg ngeen Seyd Adama Laye ak Seyd Issa Laye Diop ak Mamran ci way yi xasida yi ci yooyu ngeen dégg pour étayer gën a yaatal gën a leeral exposé bi ñëpp nag bokkoon dégg bu du woon xëy na yeneen programme doon nañu ubbi antenne déglu seen intervention kon ñu jox la ay dénkaane jël ay dénkaane yooyu ngeen war a def yu ngeen war a joxe balaa ñuy tëj antenne yi incha allah pour dugg si yeneen waxtaan Seyd Issa Laye Borom
jërëjëf